ndax saison bi tijji na xaw na def ay weer mais ba léegi gisaguñu benn combat bu taxaw bu mag à part Papa Sow ak Siteu nga yaakaar ni lamb ji yàquwul. fi mu nekk nii kay bu yeboo bu dee sonnette d'alarme la ñu xëcc ko bu baax te nelaw ci ndax lamb fi mu nekk nii moom man dama waaru saison bu daan dëgmal ci ngay dégg yenn affiche ci vacances yi la ñuy ficelé combat yu mag yi ci vacances yi ci ngay dégg ni promoteurs yi ñi ngi xëccoo tel ou tel autre combat mais tey Modou Lo roi des arènes amul combat Eumeu Sène ma mu daanoon amul combat Balla Gaye amul combat Ama Baldé amul combat Tapha Tine amul combat Lac de Guiers amul combat Gris Bordeaux amul combat Bombardier amul combat Malick Niang amul combat Boy Niang amul combat mais bu may lim sax fi laay fanaan bi may lim fa laay fanaan donc situation bu demee ba saison bi ubbi ñooñu ñëpp ñu tuddee ay VIP moi j'aime pas le terme mais au moins ay mbër yu nga xam ne am nañu benn standing bi am nañu yenn cachet yu nga xam ne moom la ñuy fayeeku ñooñu amuñu combat mbër yi nga xam ne bu ñu waree bëre benn tàkkusaan da ngay tëj sa bunt dem seetaani keneen dafay tëj place am dem seetaani nit ñi di ko waxtaanee ca grand place yi mu nekk événement bu nga xam ne dafay tenir en haleine tout le peuple pendant plusieurs mois ba keroog combat bi di am loolu amul kon tey il y a problème maintenant où se situe le problème loolu mooy laaj bi c'est la question problème bi ci njëkk moo di ni d'abord amatuñu promoteur yu attan événementiel dañ koo raflé parce que am na ay promoteurs yi fi nekk yu doon tëgg ay 500 ay 200 millions ay 300 millions pourtant promoteurs yi ba léegi ñi ngi fi mais tëggatuñu Gaston Mbengue tëggul Aziz Ndiaye tëggatul Luc Nicolaï mi ngi fi mais lan mooy problème bi parce que mbër yi ñi ngi fi ñi ko doon def ñi ngi fi léegi lan mooy problème bi lu tax mënatul nekk. mais conditions yi taxoon ñooñu di ko def moom moo réuniratul parce que tey pour nga tëgg un combat bu nga xam ne ay centaines de millions nga ci def loolu dañu yàgg wax ni c'est un montage financier du lu nga xam ne da ngay jël sa poche wala dem sa compte banque tibb ko di ci tëgg làmb dafa am ay ficelles yu nga xam ne moom ngay tirer ba mu wóor la ni boo ko tëggee di nga ci mun génn donc montage bi nag lay demee da nga am des sponsors forts sponsor leader bu nga xam ne dina mun a jël en charge au moins benn partie ci li nga xam ne moom ngay liggéey sur le financement nga am yeneen sponsor yu ci topp yu nga xam ne bu ñu ñëwee indi ñoom tam seen contribution di nga mun a compenser sa ay dépenses mais man mënuma comprendre nit ñu lay pousser ci ngay tëgg làmb ju nga xam ne yow boo ci jógee ay bor moo la cay topp wala ay problème moo la ciy topp loolu ku bëgg nit sax doo ko wax donc tey li mën a am mooy lan mooy que ñu xoolaat d'abord le système qui est en place système bi dem nañu ba fi mu nekk nii ay préjudice lay indil nit ñi Moustapha Diop mi tëggoon le combat royal tey boo ko fëggoon ni ko làmb je pense que boo moytu sax mu mbéj la parce que lu mu si jëlee xam na ka ay problème nga ciy jëlee ay bor nga ciy jëlee ay pertes yu énorme nga ciy jëlee parce que derrière y a rien gars yi nga xam ne ñoo ci war a jàpp ñu ci et ça ce sont les sociétés nationales et je pense que tey on n'a pas amuñu lu gën a fort làmb man ci sama gis-gis parce que mooy suñu aada mooy suñu cosaan jëggaane wuñu ko fenn donc sport national société nationale yi dañ ci war a jàpp le gouvernement aussi dañu war a encourager ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci société yooyu pour ñu jàppale làmb parce que tey il y a un problème ci biir làmb ji te bu ñu sàgganul làmb day suux lamb dafay suux mais li ma ko waxee léegi sponsors yi ñi ngi fi mbër yi ñi ngi fi promoteurs yi ñi ngi fi mais est-ce que tamit waruñu xool lan moo dàq sponsors yi lan moo tax sponsors yi parce que dañoo ñëw ba dugg génnaat lan moo leen génnee. mais xam nga sponsoring aussi day am objectif booy def benn campagne de sponsoring dafa am objectif booy viser étendre ko ci benn diir. boo demee ba atteindre objectif boobu da ngay seetaat beneen créneau nga duggaat foofu. mais est-ce que nekkul aussi violence bi nga xam ne ñu ngi koy gis ci làmb ji parce que tamit entreprise yi wala sociétés yooyu seen image lañu am est-ce que tamit bëgg nañ seen image di coller ak violence bi am ci làmb ji.
violence c'est pas le propre de la lutte gars yi dañuy wax rek mais violence bu tax ñuy wax actuellement nii amul ci làmb quoi nawetaan a ngi nii am na stade yu nga xam ne tëj nañ ko arrêté préfectoral génn na pour interdire même ñu football ça veut dire que football bi am na violence yeneen sport yi am na violence te niveau bi ñu egg ba nit di ca dee sax xëy na amagul ci làmb donc bu ñu jël làmb di ko stigmatiser di wax ne ay affaire violence làmb lu neex rek moo ci am suñu aada la suñu cosaan la neex na wone dañ ko war a dooleel te ni ñu koy buñ ko dooleelee mooy dooleel nañu Sénégal ndax tey dañu toll ci jamono ju nga xam ne tourisme dafa am solo ci réew dafa am lu muy indi ci koom-koomu réew te toll nañu fu nga xam ni mënatuñu cantonné wu ci lu ñu tuddee le tourisme balnéaire ak le tourisme d'affaires maanaam am nañu jant am nañu plage loolu yëpp rafet na c'est bien beau mais ñeneen dañu am loolu li nga am te ñeneen amuñu ko mooy suñu bëre bi suñu aada ak suñu culture donc tubaab bi buy ñëw di seetaan si bëre du ni que dóorante moo ko intéressé bu doon loolu mu dem seeti catch wala mu seeti MMA wala boxe mais suñuy débat ak suñuy xarfa xuufa suñuy chorégraphie suñu aada ak suñu cosaan loolu moo rafet moo neex a wone engouement boobu am autour de la lutte tey bu ñu ko rayee ça veut dire que même destination Sénégal daf ci subir un coup donc ba pare dinañu tas yaakaaru ndaw yu bari amul écurie booy dem te fekkoo fa juróom fukki mbër yi ngay gis daanaka ñu ci bari dañuy gunge rek mais duñu bëre juróomay bëre ñi ci des yëpp dañuy gunge donc je pense que loolu war nañ ko xoolaat. donc état bi war na ci mën a def ay jéego ngir sauver ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci écurie yi xale yooyu noonu alors ñu jëm ci combat Modou Lo ak Ama Baldé ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy wax mais ba léegi mënagul sotti ci problème de cash leen nekk est-ce que jàpp nga ni yow fii làmb toll nii est-ce que waroon nañu mën a nekk fii di wax ay waxi cachet ci combat bu toll noonu. waaw man ba léegi sax dama am doute ci ne est-ce que réellement un promoteur sérieusement engagé bëgg combat bi dëgg-dëgg te am moyens yi mi ngi ciy dox parce que bu doon loolu rek. non je pense que combat bi sotti na bu yàgg. parce que Ama Baldé li ñuy jotee dégg ci ay information mooy que Ama Baldé moom moo bañ 80 millions yi ñu ko fay parce que Modou Lo li mu ko ëppalee dafa bari. loolu yëpp dañ ñu koy wax maa ngi dégg ñu koy wax dégg naa ñoom Jules Baldé et tout ça ñu ciy wax mais honnêtement du yoon écart boobu am diggante Ama Baldé ak Modou Lo parce que aussi booy bëree ak champion bu mel ni Modou Lo dafa am lu mu laaj dafa am moyen yu mu laaj. te Modou di defe naa ni doo jóg rek song ko n'importe comment bu dee macha allah bëre mën na ko moo nekk roi des arènes te jàppale bi mu am Ama Baldé amu ko donc bu fekkee ni moo la ëppale cachet téeméeri junni yoon ëppale jàppale téeméeri junni yoon ëpp la moyen téeméeri junni yoon nga dem sóobu ci loolu mooy da ngay dem xaru ji donc je pense que staffam ci benn moment am nañu raison mais aussi war nañu mën a xoolaat naka la ñuy def ba juboo ak promoteur bi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc war nañu xool nu ñu def ba jubóog moom parce que je pense que écart bi mën na bañ a toll foofu mais am na lu nga xam ne aussi bu ñu ko fayee Ama war na mun a sëgg bëre parce que aussi Ama moo soxla te li mu soxla du xaalis ci combat bi li koy may xaalis du ci combat bi lay jóge mais après combat bi ci lay am xaalis bu fekkee ni yàlla may na ko ci ndam. combat boobu su taxawee yow si ban jàngat nga ci am en tant que acteur de la lutte. non combat bu neex lay doon combat jànq lay doon combat la bu nga xam ne ku ko tëgg en tout cas xaw ma foo koy tëggee sax moom waaye moom foo ko xajul fenn parce que Ama tamit aura bi mu am ak Pikine ni ñu ko joxe bopp ak Ama doomi Falaay ji rek bu ñëwee ba tous loolu je pense que jar na dagg bi dem ku ko tëgg moom problème affluence kenn du ko waxati kooku moom c'est le combat de feu c'est le combat de tous les dangers c'est le combat de la grande mobilisation mënul bañ a nekk combat bu neex maintenant c'est un combat bu nga xam ne bu taxawee yi tamit Modou mooy favori c'est le roi des arènes vécu bi mu am Ama amagu ko fi mu jaar Ama jaaragu fa donc expérience bi mu amagasiné Ama amagaseegu ko mais Ama am na qualité yu mën a daan n'importe quel lutteur parce que sañ-sañ am na ko am na fit mun na bëre am na ginnaaw te loolu je pense que ku mu daje ci yow koo dajeel war nga ko mun a daan. bien sûr Ama mën na daan ku nekk waxuma la Modou Lo waaye Ama mën na daan Modou Lo mën na daan ku nekk Ama dafa mën bëre macha allah te am na fit am na sañ-sañ donc moo tax combat la boo xam ne neex ga muy neex non kenn mënu la ko expliquer te dafa am lu sew lu dugg seen diggante ñoom ñaar muy daje bu ñu daje woon ci mbapat
kat moo daan boobu. Modou moo daanoon Ama donc Modou moo daanoon Ama mais booba Ama xale la te sëll bi màgg na moo tax combat la bu nga xam ne fi ñu koy jeexale rek mooy beneen combat boo xam ne boobu moom taxaw na muy Papa Sow ak Siteu mu nekk ñaari xale yoo xam ne ñaari xale yu mën a bëre lañ Siteu moom kenn waxatu ko Papa Sow tamit def na ay preuve am combat boobu ban gis-gis nga ci am yow. bon combat bu nar a neex lay doon combat bu nar a xumb lay doon parce que ku xam Papa xam ne c'est un lutteur explosif bu nga xam ne macha allah def na carrière bu rafet tey jii moom mooy magu Siteu daf ko jox chance pour Siteu franchir beneen palier Siteu aussi toll ci dynamique bu nga xam ne dafa soxla ndam ay supporters am soxla ndam mu soxla am fu nga xam ne war na fa mun a egg parce que ak mbooloo mi toll ci moom carrière am war na mun a dépasser fi mu nekk nii mais loolu li ko koy may mooy bëre ak. mag ñu nga xam ne mel nañ ni Papa Sow et cetera parce que Papa Sow am na palmarès am na vécu mën na bëre donc ñoom ñaar bu ñu tasee combat bu neex lay leen parce que ñoom ñaar ñëpp a soxla ndam. waaw mais kii Siteu dañu gis ne moom toujours que day am ay problème ak ñi nga xam ne si ay poids lourds lañ est-ce que bu Papa Sow yokkee poids est-ce que Siteu du am problème. non Papa mënul yokk poids ba jaaxal Siteu nag wax dëgg yàlla yow mënu fi yor poids bu jaaxal Siteu xam nga moom pitbull la quoi ndaama la bu nga xam ne tubaarkàlla li ko may li mu am mooy moom tamit fitam ak explosivité am donc combat la bu nga xam ne dina neex lool te ku ci nekk da nga soxla ndam parce que ku ci nekk dafa am foo jógee Pape Abdou décroché na combat bu nar a neex te combat bu neex a jaay la aussi quoi donc ñoom daal ñu ngi leen di xaar parce que tey ñoom rek ñoo fi nekk nag waaw combat yëpp dara taxawagul de boobu rek a fi ne boobu mën a suqali làmb ji fi mu nekk nii kon ñu ngi leen di encourager bu baax a baax di leen ñaanal wér bu bés ba que le meilleur gagne. alors sa kàddu bu mujj ci émission bi rek ñu daal di ko yëkkati ndax li ñu cëraloon ci waxtu jeex na. waaw kàddu bu mujj bi rek mooy d'abord lancer waat appel surtout pour ñu gestuwaat làmb ji parce que am na luy am lu nga xam ne tey bàyyiwuñ ci xel Mahfou moo di ne le nombre de lutteurs yi immigré ñi ngi wax gaal gi nii. mais ñi tukki kenn mënu ko xayma koo gisatul immigré na te ñoom dañu jël làmb ji mu may leen ñu am crédibilité bu ñuy amee visa pour tukki mais ku ci dem doo dellu si parce que xam nga li nga fi bàyyi donc tey sañe boobu di am nit ñi di dem du ñu dellu si doomu Sénégal yu bëri yu nekkoon ci làmb ji boo leen compté ëpp nañu 100 dem nañu seen yoon loolu jar na xalaat jar na aussi def jàngat beneen affaire bi ci am moo di ni bu ñu deful ndànk làmb dina gën a suux parce que am na beneen sport bu ñu tuddee MMA bu commencé émerger te ñu bari mbër yi dañ ci gis ne alternative la pour ñu mën a def beneen carrière am xaalis ci leneen te tey boo xoolee Bombardier moo gën a yomb te am na xaalis buñ ko tëggee États-Unis wala ñu tëgg ko en Europe da nga cee am xaalis bu bëree bëri xale yi ñu ngi koy commencé embrasser te boo nekkee lutteur nga dugg ci MMA dafa am avantage booy am par rapport ak ña nga fay fekk parce que yëkkati wëlbit gàng tiim di dóor loolu je pense que mbërum làmb da cee am avantage bu baax donc tey Bombardier moo ci duggoon ak Rocky Balboa Siteu mi ngi ci léegi Reug am na combat jàmm fan yi ci mois de décembre bi donc au fur et à mesure que ñuy dem MMA bi di jël ampleur dina dem ba rey làmb te bu reyee làmb suñu aada ak suñu cosaan moo dee donc luñ ci wax mu dëng rek ñu xam ne suñu matadi la mais luñ ci jublu woon rek mooy ànd ak Sunugal 24 éclairer la lanterne des Sénégalais ci xam-xam bu néew bu ñu yàlla jox ci wàllu sport. jaajëf Malick kontaan nañ trop ci waxtaan ak yow parce que tamit lii moo tax ma sawar di ànd ak yow ci waxtaan sport muy làmb muy football parce que dafay am solo et puis analyse yi dafay pertinente donc kontaan naa trop di ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci dalal gi nga xam ne dalal nga ko Sunugal 24 waaye tamit di remercier aussi ñi nga xam ne ñoom ñuy topp muy internautes yi parce que tamit ñoom bu ñu nekkee tey ñoom ñoo tax donc ñoom ñoo ñuy suivre ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ci lu yàggul ak beneen analyse sportif boo xam ne si nii xelam dafa màcc jëm ci wàllu làmb wàllu sport ak sport bu mu mën ci doon loo xam ne si nii luy jariñ askan bi lay nekk luy jëmale Sénégal kanam lay nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax den leen seetaan sunu ay vidéo ci sunu chaîne YouTube Sunugal 24 ngeen di abonné di gën a am vidéo yi nga xamante ni ñu ngi koy produire muy vidéo yoo am solo comme yu mel nii ñu ngi leen di jaajëfal merci beaucoup Malick merci jaajëf ok